Ousmane Sonko à Ziguinchor bañ jàpp ci kenn ba livré ko à la police te xam naa ni police dina ko bàyyi mu dem loolu yëpp ci jaale bi la bokk attention loolu yëpp ci jaale bi la bokk moo tax ma ni xaaral ma ñëw ak information yi nga xam ne moo jot a wàcc def ci live pour informer leen ci jaale bi dëmm ray la jaale la seytaane ray la ba pare jaale la hypocrite ray la jaale la naafeq ray la jaale la ngeen defe ni ñeenu ñu gën a muus di def blanc diabolique partagé leen bu baax a baax ay information la yu wàcc bees dafa am ay milice nervi yu wàccoon xaaja guddi kër yaayu Ousmane Sonko pour attaquer leen donc nombre de morts yi waroon na ëpp naroon na ëpp 3 famille Ousmane Sonko la ay milice ñëw ba ñu jàpp ci kenn yow livré que à la police te c'est sûr que la police va le laisser du dem fenn loolu yëpp ci jaale bi la bokk ci jaale Doudou Ka bi la bokk ak Macky Sall il faut que ngeen xam information de taille yi nga xamee ni moo jot a ñëw daanu pour waxal yëgal leen ne leen dañuy matt di ëf dañuy jaay hypocrite dañuy jaay waane li ñuy wax waane dëm rey la jaale la di jaale nit ki ci kaw di ko rey ci suuf ak embuscade bi nga xamee ni moom la ñu dagaloon Ousmane Sonko pour attaquer que ci buntu aéroport pour mu décourager parce que booba laal nañu oto yi am nañu oto yu ñuy laal te vis yi oto yi dañ ko laal ba pare amoon nañu ñu nga xam ne ñoo naroon dogalee Ousmane Sonko ci yoon wi waaw et puis des personnes armées yi nga xam dañoo yor arme moo taxoon ñu jéem leen a dévier pour ñu bañ a jël avion bi loolu yëpp ay information de taille la yoo xam ne ni ñoo jot a wàcc nii waaw non lii c'est du jamais vu partagé leen live bi information bu wàcc léegi la kër famille Ousmane Sonko ñoo yónnee message bi ni nañ ko wax gars yi naka ñëpp yëg que dañu yónni ay nervi guddi pour ñu attaquer leen ñu jàpp ci kenn yóbbu ko livré que à la police mais c'est sûr que police dina ko bàyyi waaw léegi yow Doudou Ka looy jaale yow Macky Sall looy jaale lan ngeen di jaale seen jaale bi jaale ban façon la quoi man bëgg naa ko xam quoi ñi nga xamee ni dañoo dee seen oto yi dañ ko laal fekk nañu dégg naa ci lëndëm gi ay boy yu nekkoon ci benn oto ci oto yi ñu dàq leen ndekete booba ci la ñu laal li ñuy laal ay ñoo xamee ni ci oto yi lañ leen fekk ñu fekk leen fa et loolu yëpp information la bu ñëw léegi bu wàcc léegi partagé leen live bi na ci ñëpp jot le coup a été préparé oto yi boy yi deewee nii a été préparé dañ ko laal ñoom ñoo ko laal dañ leen fa fekk ñu daw xam na ñu fa fekk mais mënoo xalaat quoi waaw mën nga gis nit ki sa wetu oto nga dàq ko mu daw mais mënoo xalaat ni jot na cee laal dara waaw il faut que ngeen partager live bi c'est urgent très important et urgent léegi lañ ma ko wax te gars yi dinañ ci génnaat wax gën ko leeral ñi dëkk Ziguinchor ñoo envoyé information waa léegi jaale bi mooy lan parce que da ngeen naa feeñ parce que da ngeen naa tiit parce que seen coup dafa réussir moo tax jël ngeen ñetti bakkan des jeunes xale yoo xamee ni ndeysaan dañoo am ndey am baay nekk ay sénégalais am ambition ngeen jël seen bakkan noonu gratuitement tegu leen ko fenn seen caprice ngeen ko teg ak bëgg a saboter bëgg a yàq ngeen di rey askan wi mënu leen bu ngeen reyoon tey sénégalais yi ba ñu jeex bu tere dañuy topp Ousmane Sonko kenn mënu ñoo teree wax kenn mënu ñoo teree topp Ousmane Sonko parce que on a besoin d'un changement radical au Sénégal Mali mi koy def nii Mali gënuñu ñu ndey gënuñu ñu bàyyi mu mel ni ay góor rek a nekk Mali jaale bi moo ma metti jaale bi moo ma jaaxal jaale bi yëfu dëmm la quoi yëfu dëmm jaale bi yëfu dëmm tëgg a ngi nii mooy yëfu dëmm yéen a ngi jaale yónnee ay milices pour ñu attaquer famille Ousmane Sonko yéen a ngi jaale jàpp nañu kenn ci milices yi ba dugal livré ko police te xam naa ne du dikk dara yéen jaale bi jaale lan la yéen a laal oto yi yéen a ko tourné laal ci li ngeen ci laal ba accident bi am ba kenn faatu ngeen génn kan ngeen mën a nax lu ngeen def feeñ à cause des réseaux sociaux nag kaay ma wax la bandi rek lay déranger réseaux sociaux ku nekkul ci dëgg rek lay déranger mais ku nekk ci dëgg da ngay xam ne réseaux sociaux loo def feeñ parce que man fi ma nekk soo dendal trop gis ngeen fi ma nekk réew bu développé laa nekk UEC laa nekk di joxe ay information addina yëpp di ko dégg lii moo leen di déranger parce que lii nga xamee ni moo xew journal yi duñ ko wax dañ leen di nëbbal ànd ak yéen jël naa runway bi sax garaawul ki may jëli moom dina
yoon bi ma jël nii waruma ko woon jël mais garaawul. partagé leen live bi information de taille laa leen di jox ay milices yoo xamee ni dañ leen a jàpp ñu demoon di attaqué ji famille Ousmane Sonko ñu jàpp ci kenn livré ko à la police te c'est sûr que police dana ko bàyyi. benn information ngi noonu beneen bi oto yi nga xamee ni ñoom la ñu gaare woon ci biti fekk nañ ci ay nit jub leen ñu daw donc bu dekate kon li ñuy laal fa lañ ko laale li ñuy def ci oto bi fa lañ ko defee ci oto bi ak embuscade bu ñu taxawaloon Ousmane Sonko di ko jéem a attaqué par la voie aérienne pour mu jël la voie routière pour ñu mën ko dogale ko foofu pour roose leen ay bal foofu loolu la ñu bëggoon nga xam ni kenn du ko fekkee du am preuve waaw rayante bu mag bi la voie routière lañ doon rêvé pour loolu am. partagé leen live bi ay nouvelle laa leen di jox ngeen partagé que ba mu dugg ci seen nopp xam ni jaale bi yëfi dëmm la quoi jaale bi yëfi dëmm la waaw yow Doudou Ka lépp jaale bi yëfu dëmm ngay def ba pare di attaqué ji famille bi li nga xamee ni moom la patriote yi waroon a def dem attaqué la yow tu fais le contraire tu fais le contraire waaw attaqué ji famille Ousmane Sonko guddi xaaja guddi des milices masqué wu ñu jàpp ci kenn livré ko à la police suñ doon keneen kooku dañ koy dóor ba mu dee néew lay nekk mais police dina ko libéré parce que c'est des complices partagé leen lii dama jëloon wrong way ñii rek ni ñu développé defar ba mu baax foo jàdd egg fi nga jëm waaw ñii ñoom mi ngi nii bu ñu xëyee ñoom ñi ngi xeex ñu ngi développé seen dëkk Sénégal nag suñu xëyee ki bëgg a développé réew bi dañuy rey ni ko war amoo droit développé réew bi Sénégal ay sàcc rek ñoo fa war a nekk pour sàcc alal bi mais nit ku baax waru faa dox lii dafa garaaw Sénégal li mu nekkee dafa du yoon pouvoir bii dafa garaaw jaale bi ban façon jaale la quoi man bëgg naa ko xam ban façon jaale la partagé leen ay nouvelle laa leen di jox pour ñi mun di ñëw embuscade la ñu bëggoon a defal Ousmane Sonko mu bañ a jël voie aérienne jël voie routière pour ñu dogale ko foofu roose leen ay bal borom mi fetal ñoo leen naroon a dogale foofu rey ci ñu bëri loolu la ñu bëggoon léegi naroon na ëpp lii de ñetti ñi de waroon na ko ëpp lii daf leen jaral lu nekk parce que y a la France derrière attention affaire bi du ñoom kese am na ñu leen di xamba di leen armé moo tax bu ngeen yaakaaree ne affaire bi da ngeen di layam yi patriotes yi yéen laay waxal que layam ngeen koy doxalee vous vous trompez affaire bi foog ngeen mel ni ñoom dóor fayu rek foog ngeen jóg préparé wu takku bañ leen a may dara egg palais dem palais Sénégal de la République non loolu nooyal du ko maye de loolu xeex dëgg moo koy maye xeex dëgg laa la wax raag ba naaw moo koy maye mais nga toog rek di layam jox ba yàgg ñu tegal la tapis rouge non loolu ci réew tubaab lay am ay réew ñii nga xamee ni ñii dañoo suur quoi ñii nga xam ne dañoo rek ñoom ñooy def lu mel nii mais Sénégal foofu nga xamee ni yow gouvernement bi ñëpp ay sàcc lañ ñëpp ay sàcc lañu boo leen dee lim fii ba suba doo pare lu génn ñu sàcc ko allahu akbar bu yaakaar ni da ngay dem rek noonu rek nekk président Sénégal noonu te doo raag yaa ngi nax sa bopp de takku leen affaire bi raag ba naaw la raag ba naaw ku ragal doo dem ku ragal toogal sa kër ku ragal doo dem ku amul fit jaru ko ku amul fit bul dem ku amul fit doo dem toogal sa kër Sénégal am na boroomi fit am na ay góor yàlla am na ñoo xam ne pare nañu changer seen dëkk radical déggoo ma de ay góor ak ay jigéen ragal nag toogal sa kër bokkoo bu yaakaar ne affaire bi dañ la koy liggéeyal ba mu nooy nepp sur le plat nga ñëw rek toog vous vous trompez affaire bi demeewul noonu de ku weddi laaj temps Wade 2009 ay raak la woon waa ji balaa muy yëg pale dafa raak kaay ba wax la te moom fu mu raagee moom waxantuma la ak yéen ay góor yàlla ngeen ëpp leen fit Macky Sall ëpp leen fit de patriote yi Macky Sall ëpp leen fit ku bëgg a dugg ci pale bi du yomb de la ilaha illallah lii xolal c'est le début du commencement tar li ngeen raak le 8 mars man xam naa ne raak jaaxalu leen barke rasulullah raak jaaxalu leen de
loolu tax muy génn di profité di jéem a jaale pour nax leen quoi li ñuy wax nax. damay partager leen bu baax a baax li may wax Khalifa Ababacar bu fekkee yaa ngi fii mën naa la jël defal benn signe ma gis la parce que dafa lumière bi defaatal benn signe ma jël la waaw parce que information yi ma wax nii yi ma indi nii information de taille la yoo xamee ni lu jot a xew la Khalifa defal signe gisuma la pour gis le problème la quoi xaaral dama la bëgg dugal Khalifa est-ce que mi ngi fi xaaral ma seet ko fii ci add frein yi voilà at naa la de Khalifa bu fekkee ne yaa ngi fi nga bës nga dugg nga def signe partagé leen live bi gis naa ni ñëwoon ngeen yéen a ngi fi woon parce que information yi man jaale bi moo ma jaaxal jaale bi rek a ma jaaxal moo ma jaaxal leneen jaaxaluma man jaale bee ma jaaxal di la rey ci suuf yónnee ay ministre pour ñu rey la yónnee ay nit pour ñu laal sa oto di la tenir tracer ay embuscade ba pare wëlbati ko di la jaale naan la sigil ndigaale quelle foutaise loolu yëfu dëmm la loolu la ñuy wax yëfu dëmm loolu yëfu kayaafi la xam ngeen kayaafi jinne jaale bi bu leen ko nangu de du dëgg de yaayu Ousmane Sonko di leen attaqué ji ñu jàpp ci kenn yóbbu ko police oto yi nga xamee ni moo taxawoon bett nañu ay gaay yu nekkoon ci booru oto yi ñu dàq leen ndekete laal nañu am nañu luñ ci laal mooy accident bi Khalifa Ababacar bu dee yaa ngi fi nga def signe su ma taxawee rek dinaa xool parce que fi ñu toll nii bu ma nekk parce que lii yëpp ay affaire yëfu jinne la quoi yëfu jinne wëlbatiku naan la si gil ndigaale te li ma jaaxal ci Macky Sall wax dëgg yàlla enquête non 14 morts la defagu ko ba tey ba pare jaalewu leen benn ñi deewoon ci géej gi jaalewu leen Mariama Sagna après les événements de Kër Massar dee na jaalewu ko kon bii moom xam na ni ñoom ñoo ko def te gis nañu démb ci laay fukkees foofu booy yëpp dañoo tàng jar pare pour jàkkaarloog ñoom moo tax ñoom ñuy génn di def seen yëfu dëmb yooyu noonu naan dañuy jaale da ngeen di jaale kan yéen da ngeen di jaale ba cëg bu guddi jotee ngeen yebal ay milice ma ne loolu la jaaxal li yëpp yéen a ko def li xew Sénégal yéen la booy yi dee yéen la yéen a ko def yéen moom dafa mel ni tuur deret ak naan ci ndox mi ngeen yemale loolu nag sénégalais yi foog ñu xam ko attention non lii mooy vrai yëfu dëmm quoi vraiment lii moom daf ma jaaxal sax man ça me dépasse moo tax Ousmane Sonko bu leen répondre ci ay jaaleeg yooyu bu leen répondre booy def point de presse na nga wax ni lii xew yëpp Macky Sall la lépp moom la tout dëkk bi bu amul sécurité moom la suñu policiers yi ñëwul ci côté askan bi moom la su Doudou Ka amee fit di def ay embuscade moom la le 14 su moor yi amoon barki démb moom la booy yi ñii dee démb moom la lépp c'est lui buñ la jaalee ba du faale jaale waaw boo faalee jaale bi rek mooy moom cap lii mooy affaire man lii affaire fumisterie la quoi xam nga boo déggee la fumiste mooy lii chez man dama jaaxle quoi partagé leen live bi partagé leen live bi bu baax a baax tout c'est lui tous les problèmes là te Diomaye Faye wax na ko téyewu leen ko en considération ñu ni bakkenu Ousmane Sonko la soxla te lépp lu dal waa Pastef moom la fii ak mu fiy jógee lépp lu dal Pastef c'est lui en personne parce que mooy yebal ñu koy defaral waaw
Doudou Ka su amee fit koo xamee ni boo ko xoolee il ne fait pas de poids wax sax mënu ko wax bu jub sax mënu ko taxaw bu jub sax mënu ko yéen a ngi jël suñu alal loolu doyul ngeen ni ñun duñu wax ñun daal ay kii la ñuy nekk quoi na koy waxee ay golo la ñuy nekk quoi non loolu mënu nekk c'est pas possible. man man su ma gisee ko ubbi laay fam di jaay affaire naa fekk du wax dëgg man daf may jaaxal quoi damay xam ni les vrais naa fekk la ci affaire yu mel nii nga leen di xàmmee waaw lu toll ni taal sa live doo wax dëgg ngay naa fekk Ousmane Sonko ak Doudou Ka mënu ñoo yem kii ñuy song benn nit rek la moo ñuy song ki ñuy dóor moom rek la kii teg suñu doom yi moom rek la kii jël suñu alal benn nit bi rek la mais ànd leen ci dëgg waay wax leen dëgg waay dëgg moom ku ko waxul yaa ngi ci naa fekk bu mag dëgg actuellement ku ko waxul yaa ngi ci naa fekk bu mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag waaw waaye nag nit dafa jafe nit mën na musóoru romb la nga defee ni nit la nit mën na sol caaye romb la tagal mbaxaneem nga defee ni nit la fekk nitewul du nit waaw dof yaa ngi ci biir nit ñi waaw dof yi dañuy xëy di añ di reer di ndekki yor jëkkër ñeen ni ñu yor jabar di maquillage di wax fekk ay dof lañ waaw parce que nit ku nite mën a analyser boo xoolee situation bi amul sax ma dem ba ñëw da ngay xamee ni benn problème la ñu am c'est lui pouvoir bi mooy suñu problème li xew yépp c'est lui y a pas ma dem ba ñëw waaw ñu demoon di attaqué ji kër jaayu Ousmane Sonko ba ñu jàpp ci kenn jox ko police kan la mais wax leen kan la bëgg dévier Ousmane Sonko mu bañ a jël avion bi pour jël la voie routière ñu préparé ko fa pour roose leen ay fetal foofu kan la te rayante moo fa naroon am de deret gi doon na bare foofu de lu leer nag laa leen di wax deret gi naroon na gën a bare nii naroon na gën a bare lii kan la moo tax ma ni leen patriotes yi bu ngeen yaakaaree ni pare bi layam ngeen koy jëlee vous vous trompez da ngeen di raag ba naaw takku ba dëgër raag ba naaw man maa leen wax lii yaa as lu leer nag la leen wax barke yàlla parce que lii ça sera pas la première et la dernière fois dafa mës a am Sénégal ku bëgg a jël palais foog nga raag ba naaw pour nga jël palais bi palais de la République non xeex rek ngay def xeex rek ay affaire Ablaye Wade nii lañ ko jaarale woon waa PDS nii Macky Sall mii tey ak ay état major am nii la ko defee woon yéen nag patriotes yi ay costume ak yooyu dëkk réew bi ñi nga xam ne dañoo civilisé ba civilisé nekkul si temps cowboy la ñu civilisé gis nga affaire banditisme ba mu jógee ci Wild West la ñu civilisé ba fi cowboy yi nekkee la loi du plus fort ak ku gën a gaaw ci fetal loolu bañ ko tegee boor ñoom léegi ci la ñu civilisé mais ñoom ca temps cowboy yee Wild West moo am Sénégal d'une autre manière nag gis nga Wild West moo am Sénégal d'une autre manière dégg nga waaw dama leen di wax lu leer nag laa leen di wax fi ñu toll nii waaw Xalifa ñëw nga xaar Xalifa gisuma sa kii de gisuma sa caméra de génnal benn minute dugaat ma xool génnal benn minute ndax sa caméra feeñ est-ce que fii caméra yi feeñ nañu sax caméra yi feeñoo ñu fii de génnal rek ma xool cher non Biram maa ngi lay nuyu bu baax tey gisuma caméra yi tey daal Facebook moom xam nga da ngay wax gars yi di la ñuy signaler live bee ka saboté ka def fu golo mais du ma tere wax parce que information yi may indi nii dafa bees donc bu leen déggee jaale bu leen ko téye en considération du dëgg de yabal nañu ay bandi kër jaayu Ousmane Sonko ñu jàpp ci kenn livré ko à la police oto yi noonu taxawoon nii fekk nañ ko ay boy ci booru oto bi ñu dàq leen lan lañ doon def ci oto bi accident bi ñoom la ba pare embuscade bi ngi taxawaloon Ousmane Sonko pour mu jaar voie routière la woon pour ñu attaquer ka bugguñu woon mu jël avion bi ñoom la léegi bu ñu taxawee di jaale bu leen téye jaale bi en considération c'est pas vrai jaale bi du dëgg fekk la ay dóor waaw jaale bi ay dóor la Khalifa Ababacar maa ngi lay xoolaat ok mu ni bring Khalifa Ababacar to the caméra bu fekkee duggaat nga maa ngi lay jéem a dugal ci caméra bi
mu ni non answer. jaale bi bu leen ko téye en considération dañu yabal ay milices kër Ousmane Sonko kër yaayu Ousmane Sonko pour attaquer leen ñu jàpp ci kenn ñu livrer ko à la police c'est sûr que police da koy bàyyi te tey kooku rek buñ ko jàppoon rek enquête ka rek dina wax kat moo ko yónnee fan lay jóge ci Doudou Ka dégg ngeen léegi Doudou Ka xëy di jaale te yabal ay milices kër yaayu Ousmane Sonko kër famille Ousmane Sonko loolu nouvelle la boo nga xam ne dañ koo jot tey ci suba gi ah Khalifa boo duggaatee nga def signe ma xool œil pour œil dent pour dent non pare xeex la patriote yi il faut ngeen changer stratégie bu dul loolu dañ leen di rey one by one lañ leen di rey di leen xëcc nànk di leen rey di leen xëcc nànk di leen rey comme ni ñuy def noggatu reyoon nañu Mariama Sagna wëlbati ko rey 14 personnes yoo xam ne amul kii amul enquête amul jaale ñu ñëwaat rey ñett yeneen ñett ba pare dañoo tiit xam ne ñoo ko def ñu génn di jaale te ñoo ko def parce que preuve ñoo ko def dañoo yabal ay milices kër yaayu Ousmane Sonko pour laggal famille Ousmane Sonko te bu ñu fa duggoon dinañu leen gaañ wala ñu rey leen wala ñu gaañ leen donc day waroon na ëpp fii naroon naa ëpp fii dañ koy jàpp kenn livré ko à la police damaa bëgg yéen ñëpp ngeen xam ko te ngeen partagé live bi Khalifa ñëw nga xaaral ma essayé waat la su fee gis nga bind quoi après nga bind xaaral xaaral ah bés naa Khalifa de bu dee gis nga sa bopp nga dugg kon tey jii nii dafa bañ dafa bañ c'est vraiment dommage mais n'empêche garaawul comme di nga def live ngoon man l'essentiel mooy information bi moom naka ñëpp jàllale que jaale bu ngeen mën a dégg rek du jaale dëgg-dëgg quoi jaale bi du dëgg quoi ay faux la quoi ay dóor la dégg nga jaale bi ay dóor la quoi même dégg naa jugement bi juge bi def sax ci 94 milliards yi dégg naa ay dóor la li ñuy pare mooy ñu ni juge bi day àtte dëgg pour bu ñu woowee Ousmane Sonko pour fen teg juger ko quoi su ko defee nit ñi wax di juge bi de wax dëgg yàlla ba mu fi juger Ousmane Sonko ak kii 94 milliards dafa joxoon Ousmane Sonko dëgg kon tey jii nii bu nee Ousmane Sonko moo tooñ ñëpp dañ ko war a gëm dégg naa plan la ay plan la quoi poudre bu ñuy sotti ci suñu bët yi la waaw dégg naa juge bi parce que nee nañu juge bi fekkonte ni li muy juger dëgg la kon 14 boy yooyu dina ci def enquête dana ci dugg xaalis yi nga xamee ni ñi jot a sàcc ñëpp dana dugg ci seen domaine mais mu tëb rek def lii négg naa affaire bi piège la beneen piège bu ñu tegaat la waaw beneen piège bu ñu tegaat la waaw na ngeen ci bàyyi xel nag mu ni fees mooy saboté jeex na waaw mais garaawul bind leen rek te ngeen partagé 84 personnes a ngi fi xaw ma partagé leen ko sànq yéegoon na bu baax partagé leen ko muy information de taille boo xamee ni tey jii nii dégg nga moom la ñu jot mooy dañ doon attaqué Ousmane Sonko pour mu bañ a jël gis nga borom bopp yu xonq yi ne dugal leen kër yi ñoom ñooy saboté ñooy restreint live fi am na ñuy def bopp bu xonq parce que information yi may joxe nii dafa leer te ñoom dañ koy nëbb xam nga dëmm ray la jaale la moo fi am waaw na kër yi dugg kër yi bu dul loolu am na kuy dugal bopp bu xonq pour saboter live bi na kër yi dugg waaw léegi voilà dugal leen ay kër su ko defee mu contrecarré bopp bu xonq boobu ma eggale waat information bi encore léegi bi ñuy attaqué Ousmane Sonko ci booru aéroport dañu bëggoon mu jël la voie routière dañ ko def pareel benn embuscade boo xam dañ ko ñu ay fetal la ñu yore woon pour tirer leen ko xeex donc rayante moo fa naroon am parce que ñii tamit yor nañu fetal rayante yu métti moo fa naroon am donc day war naroon naa ëpp lii ëpp 3 léegi tamit ci guddi gi bi ñu nekkee ci événement bi bett nañu ay boy ci oto yi ñu taxaw fa ñu ñëw rek boy yi daw donc ci la ñuy def sabotage bi te bëggoon nañu saboter plus de d'une voiture xam naa dañ leen a teel a soupçonné ñu daw
mais oto yi ñu naroon a saboté waroon na ëpp benn oto donc accident yi waroon na ëpp lii information de taille yi ñu jox la ñaareel ba ñi doon attaqué kër yaayu Ousmane Sonko jàpp nañ ci kenn ba yóbbu police mais police daf ko nar a bàyyi mais police su ko enquêté dana xam ki ka yabal mooy kan kii xëy di jaale le matin ki xëy tey di jaale jàpp nañ sa benn booy police yow mi xëy di jaale yéen ñi xëy di jaale jàpp nañ seen benn élément yóbbu ko police information de taille laa leen di jox ngeen partagé ko na jàll na information bi jàll na ci ñëpp jot na ci ñëpp rebondir na ci ñëpp wax di wax ni yow Macky bi suñu doom yi deewee ci géej gi 500 personnes jaalewuloo le 8 mars 14 personnes yi dee jaalewuloo leen Mariama Sagna biñ ko rey après les événements jaalewuloo defoo enquête yow juge bi jugé barki dem ba 94 milliards defoo enquête ci 14 personnes yi dee donc lii da nga ko def beneen piège la boo tegaat pour ëllëg bu ñu nee dañuy jàpp Ousmane Sonko yóbbu di ko jugé nga toog fa daan non lii Ousmane Sonko moo def lii moo def laa nii su ko defee pour indi doute ci biir nit ñi xel yi su ko defee nga dóor Ousmane Sonko benn peine loolu ngay préparé jëli nañ la le juge Tamba Kane jëli nañ la li nga def piège la affaire la booy préparé parce que bu fekkee li ngay wax dëgg la ci yow duggal enquête les 14 personnes yi jot a dee le 8 mars. bu dee dëgg la ci yow li ngay wax bu ñaareel ba bu fekkee li ngay wax dëgg la ci yow ñu dugg kër Ousmane Sonko ñu jàpp benn boy bi demal enquête xool ku ko yónni bu dee yow da ngay juger acte right kenn du dox ci suñu maayin life bi du ma ci yàq damay dem ndékki sama ndékki bàyyiwaat ñeneen wax man li mu am solo mooy information yii laa leen indil wax ni jaale yi ay dóor la dëmm ray la jaale la du dëgg te dañoo feeñ. parce que ñetti bakken la ñu yóbbu ma dellu si ci patriotes yi bu ngeen bëggee dugg palais da ngeen di raak ba naaw raak ci Sénégal lañ ko fekk information yi moo daawul jàll parce que amuñu woon Facebook ay 2009 amuñu woon WhatsApp xamuñu woon li xew waaye moo Macky Sall da daan raak ak waa PDS dañ daan raak lii ci raak lañ ko fekk pour dugg palais dégg naa nooyal du la fa yóbbu Moustapha Niass gis ngeen ko mu yore woon xeer gars yi yore seen mer gàddu ñu nekk ci tali bi nekk ci mbedd bi nooyal du leen yóbbu palais patriotes yi changé leen stratégie ku ragal bokkoo ku ragal toogal sa kër ku ragal bokkoo ñun li ñu war a def mooy massifier ñun li ñu war a def ñu war a cotiser ñu cotiser li ñu war a def mooy bëgg leen li ñu war a def mooy encourager li ñu war a def mooy motiver leen mais yéen ñiy dugg palais da ngeen di génn raag ba naaw palais caaxaan du fa dugal doomu aadama yaay booy mooy wax ak yéen jigéen mooy wax ak yéen man tubaar fakal la macha allah aw ma benn mbokk tàpp at ba ma juddoo man tàppet sax judduwu ci tàppet bu góor judduwu ci tàppet bu jigéen judduwu ci te li ma mën ak tolloo ko man ci samay at maa ngi koy def mooy di leen jox xel di leen jox xalaat di leen encourager di génne information yi 24 heures sur 24 maa ngi ci laa nekk góor ñi am doole nag muy Sénégal Mali ëpp leen fit Mali ëpp leen fulla Mali ëpp leen fayda te Mali ngi ci kawam mu ngay dàq France di dem société civile bi génn nañu waaw pour dàq France jëlee ko fa malgré France ngay recruter suñu doomu sénégalais pour def leen ay kii nu ñu koy waxee def leen ay samba boy ñii ngi ca frontière ba di leen nax naan dañ leen di jox liggéey du dëgg ña ngay recruter France ngay recruter suñu doomi frontière bi ni dañ leen di jox liggéey ka Mali dafa am liggéey bu muy joxe c'est pas vrai ay jihadiste lañ leen di def jox leen fetal kidnappé leen ku bëgg a génn ñu rey la yéen sénégalais yi na ngeen xam loolu te téye seen doom yi ci frontière bi ku leen ni Mali am na liggéey du dëgg mouvement la bu ñu créé boo xam ni France a créé di xaalis weex tal lañu teg ci table ji pour créer des djihadistes sénégalais ci frontière bi pour yóbbu leen contre les Maliens te xos ma dugg ñu kidnappé la bandi lañ lay def dootoo nekk dara taw suñ ki paree ci yow dañ lay rey bëggatuñ la waaw lii dama bëgg information yi de taille la ngeen jot ci te tasaare ko buñ leen digalee liggéey du dëgg buñ leen waxee liggéey ci yoon bi frontière yéen ñu dëkk ci frontière Casamance bi Kolda yéen ñëpp nga xamee ni diggante boobu noonu génn rek ngeen bëgg ak liggéey waxuñu dëgg bu leen dem ku ci dem ñu def la rebelle def la djihadiste te ba kidnappé la soo bëggee rek ci ñu rey la te France liggéey loolu contre les Maliens waaw
Donc les Mali intelligent bi dañoo am pour xam lolu. Vous mes sœurs frères maliens, la police malienne, les militaires maliens, levez-vous qu'ils sont en train de créer des Sénégalais et ils sont en train de mentir et de les promettre du travail. La frontière entre le Mali et le Sénégal, pour les dire qu'il y a travail là-bas au Mali, pour les prendre, pour les former comme des djihadistes. Donc, les forces maliennes, il faut que vous allez visiter les frontières entre le Sénégal et le Mali. Arrêtez tous ces foutaises-là et c'est la France, le travail de la France. Voilà. Donc, information yi dugg na yéen ñi mujj ñëw partager ngeen live bi gis naa ne vous faites le maximum machallah yéen a ngi koy partager kii leen xëy di leen jaale ma dellu si waat dem rey la jaale la dañoo yónnee ay milices ay nervi chez la famille de Ousmane Sonko ba jàpp nañ ci kenn ba yóbbu ko police dégg nga kooku tey jii bu fekkoon police mi ngi def liggéeyam yow Samba Kane bu fekkee ne ni juge buy def liggéey yow na nga enquête nga xool kan moo yabal waa ji kan moo ko fay pour mu attaquer famille Ousmane Sonko ba ñu jàpp ci kenn bu fekkente ni yow li ngay wax dëgg la ci yow bu fekkente ni yow sa jugement bi du piège génnal nga dem def enquête boobu ñu xool boy bi kan moo ko yónni léegi ngeen xam kan moo ko yónni ki xëy di jaale moo yónni boy bi ñi xëy di jaale ñoom ñoo yónni boy bi muy benn ñaareel ba bëgguñu woon Ousmane Sonko jël avion bi parce que dañu bëggoon mu jël la voie routière dañ ko teniroon embuscade préparer des personnes armées pour fetal leen pour faagaagal leen ci yoon bi loolu lañ moom léegi mënuñu ko am ci guddi gi tamit bett nañ ay boy ci ay oto yi nekk foofu gaare woon nga xam ne ñi ci waa Ousmane Sonko yi la bett nañ leen ci ay boy daw donc ci la ñu laalee oto bii donc accident bi am yéen la yéen a ko def tey yéen a ko def ëllëg yéen a ko def gannaaw suba wëlbatiku génn daan da ngeen di jaale dëmm ray la jaale la seen affaire yëpp feeñ la en 24 heures ñoo bokk nday ak baay man mii nekk all the way down to USA I have this news mean like this Facebook issue is a very important thing and we're going to use it okay we're going to use it waaw yàlla daf ñoo jox tey loo xamee ni tey moo raw télévision moo raw ba ma nekk sore naa trop mais nouvelle bi ñëw ci man ma xëy di spray news bi wan ne leen ñi nga xam ne dañuy génn di jaale wuñu dañuy ñaawalaate dañuy saboté yéen war ngeen xàmmee ñaawalaate ak saboté quelle est la différence ñaawalaate saboté ñaawalaate yónni ay nit pour attaquer la ba ñu jàpp kenn nga génn di jaale wuñu dañuy saboté dañoo tiit parce que xam nañ ni askan wi mën nañoo jóg le 8 mars mën nañ ko créer moom la ñuy déclenché waat te bu bii pas duñ leen luppe kenn du leen luppe ma ñëwaat encore ci patriote yi da ngeen a bëgg a jël Sénégal ñun ni ñu war a def yëpp ñu ngi koy def bu ñu cotiser kenn du ñuy jiitu bu ñu génn di live kenn du ñu jiitu bu dee joxe information kenn du ñu jiitu bu dee voté kenn jiituwuñu bu dee massifié kenn jiituwuñu mais ku bëgg a jël palais da ngay raag ba naaw loolu laa leen di yëgal ñi fi jot a jaar ñëpp dañoo raag balaa ñuy jot palais bi nooyal du leen ko may costume du leen ko may laqatu du leen ko may ku ragal bul dem ku ragal nga toog sa kër tey damay waxanteeg yéen sérieusement lay waxanteeg yéen parce que man du ma ne kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko lu ma leen bëgg sama bopp laa gën a bëgg ak sama Sénégal da ngeen a bëgg jël réew mi bu ëllëgee bu ngeen nekkee président ñu leen di escorter ngeen di jaar tapis rouge man yaa asu du ma fa nekk ma Samba du fa nekk ma Demba du fa nekk yéen a fay nekk kon préparé leen ni ko Niass defee woon Macky Sall defe ko Wade defe ko ay nitam defe ko ñu jël seen ay pick-up duy ci ay xeer ba mu fees ay xeer ak lu kuy balaa ñuy génn ñun ni ndax pare ngeen noonu ngeen di def bu ngeen bëggee dugg palais bu leen ko deful dañ leen di rey nii di leen génn di leen rey nii di leen rey ngeen di enterrer rek di dëkk rek dëy rek ngeen di dekk jooy nag mayewu ko tamit di live di jooy di yuuxu mayewu ko góor day dëgër góor day nekk góor yàlla Sénégal ñàkk góore moo tax suñu ressource yëpp di dem dafa jot góor ñu nekk góor dëgër kàcc faire face à ces foutaises faire face à ces foutaises. Moi, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui te tue la nuit et le matin, il te dit mes condoléances. Comment l'homme même peut faire des choses foutaises comme ça? Comment? Il te tue la nuit, il envoie des nervis chez toi la nuit, jusqu'à on a attrapé un et le matin, il te dit mes condoléances, mes condoléances. Ça, c'est du nyawalate. Ça, c'est du sabotage. Ça, c'est des grimaces.
Vraiment. OK? Voilà. Donc information bi wàcc na je sais que vous êtes au courant rebondir leen ci jox naa leen nag information voilà. You want to talk in the meeting but Facebook don't give me that chances tey gisuma benn caméra boo xamee ni mën naa cee dugal xaaral ma xoolaat encore xaaral ma xoolaat affaire yi ah mi ngi nii de gisuma benn gis naa daal benn point rouge bu ñu teg foofu gis nga bi ngi ne Khalifa Ababacar able to watch this live video unless they are selected audience ah man selecté naa ko mais teewul mënul dugg Facebook I don't understand. Okay, I really don't, you know. Non foutaise rek mooy dox Sénégal quoi, foutaise. Donc ñi mujj dugg ak ñi njëkk dugg de l'information j'espère que jàll na bind leen bu fekkee information bi jàll na kër yi génn parce que man répétition je n'aime pas les répétitions. I don't have time for that. I have to go take care myself in a minute. Okay, get my breakfast and do my job. Information bi jàll na wala information bi jàll na. Now I'm free, okay, to go. Na mën naa dem information bi jàll na gis naa yéen a ngi 93 pour ñi bu fekkee dafa mu am ñu mujj ñëw léegi ma jaaraat fi une dernière fois for the last time, okay, joxaat leen information bi nga xam ne moom laa indi tey for the last time. Dabaax maa ngi lay nuyu Dabaax bu ma arrêté live na nga dugaat live parce que information yu bees tàq la ñu am te dañoo yabaloon ay nervi kër parents yaayu Ousmane Sonko pour attaquer leen la nuit ba ñu jàpp ci kenn livré ko à la police. Dabaax muy information boo xam ni léegi la wàcc dugg suñu loxo muy benn number one. Number two, oto yooyu nga xamee ni ñoo nekkoon ci meeting bi bett nañu ay boy yu fa nekkoon ay gars yu fa nekkoon dañoo daw donc ci la ñu defee li ñuy def donc accident bi ci seen loxo lu jóge muy ñaari information. ñetteel ba mooy dañoo bëggoon dévier Ousmane Sonko mu bañ a jël voie aérienne pour mu jël la voie routière, embuscade lañ ko doon pareel yore ay fetal ak yëpp te kon déegi waroon dafa naroon ëpp 3 dafa naroon ëpp 3 te Ousmane Sonko dañ ko sifflé nekk embuscade de bëgguñu nga jël avion bi moo tax dañ ko doon poussé noonu di ko xoqatal noonu pour mu jël yoon beenee pour na day wuti jàmm quoi pour jël yoon bi. Donc muy ñetti information yu important yoo xam ne Ziguinchor la jógee ñëw wàcc wadd ci ñun léegi rapidement la ñëw ma ne naa ñëw live donc su ma fermé live bi na nga rebondir ci loolu. ñeenteel bi Macky Sall lu tax jaalewul 500 jeunes yi dee woon ci géej gi lu tax jaalewul Mariama Sagna lu tax jaalewul 14 morts yi am bërki démb lu tax defuñu enquête juge Samba Kane lu tax defoo enquête ci affaire u 14 boy yooyu dee juge Samba dégg naa jugement bii nga def nii da nga ko def piège la pour ëllëg bu ngeen jàppee Ousmane Sonko ñu ni juge bi dëgg lay doxal quoi su ko defee nga mën a piège Ousmane Sonko pour dugal ko ci pétrin mënul nekk parce que ce jugement bu fekkee dëgg la rek booy bi ñu jàpp Ziguinchor ci nervi yi mën nga enquête ba xam kan moo ko yónni duudu ko yow da nga yónni ay nit ñuy rey guddi bu gëdee boo bëccëgee ngay jaale yow ak Macky Sall yéen a yem donc ay ci fekk ngeen nekk quoi ay dóor ngeen nekk quoi da ngeen di dóor marto lii nag mooy information de taille bi nga xamee ni indi naa ko kenn ku ngeen dégg muy jaale ci ñoom sabotage la dañuy ñaawal quoi ñaawal dafa am xam nga ñaawal dafa am sabotage am ak vrai am ñoom ci ñaawal la ñu nekk il faut ngeen xam lii Ousmane Sonko bu répondre seen condoléance sabotage la booy def presse li Diomaye Faye waxoon lépp lu arrivé Pastef fii ak 2024 ñoom la ma leen di xamal encore patriote yi bu ngeen bëggee dugg palais da ngeen di takku ba dëgër raag ba naaw moo leen fay yóbbu dëkku la boo xamee ni barbarie dafa yàgg dégg naa du tey ñas gis ngeen ko mu yore woon xeeram ak ay mergat du nekk ci mbedd mi donc patriote yi jóg leen raag ba naaw bu dul loolu dañ leen di rey one by one nii ngeen ñii di jooy ci laay fii ñii di yooxu ñii di daanu ñii di enterré ñii di loolu rek ngeen di yëngatu quoi
affaire bi du loolu palais ku fay dugg pa tapis rouge balaa ñu la koy tegal ngay dugg da ngay raag ba naaw ndekete loolu mooy réalité Sénégal bu njëkk da ngeen amul woon information bi kay jàllale mais noonu la ma sa demee ku leen di wax violence bu leen ko déglu naa fekk la ñi nga xamee ni ñoo naan dañuy seddal ñoom ñooy buuru ñoom ñooy nguuru ñoom ñooy sàcc yi ñoom ñooy lekk xaalisu réew mi mais sénégalais lambda ba ca morgue ba di dee kooku xamul li xew kooku mi ngi bëgg a dee kooku dee ak dund la yemale yéen tamit ñi ngi leen di boole ci même chose dinañ leen téye di leen rey defal leen utal leen ay sens interdit Sénégal naan fii ngeen am droit jaar du ngeen jaar fii ngeen am dugg du ngeen dugg fii loolu da ngeen di jóg mel ni ñoom def ni ñoom bu ngeen bëggee am jàmm su ngeen ko deful nii lañ leen di def one by one di leen xëcc di leen yóbbu cimetière one by one dëgg neexul à part ça Dabakh jëlal relève bi maa ngi dem toppatoo sama ndekki dafa teel quoi ok waay bye bye have a nice day